asalaamaaleykum mbokku jullit yi mbokku taalibe yi ak képp ko nga xam ne rek yow yaay safoo bernde tey nag dañu leen indil ci seen émission li ñuy wax meatloaf muy maanaam benn genre da ngay wax ni ndawal la boo xamante ni dañ koy def comme boulette bi nga xamante ni boulettu yàpp bi am nen wala yooyu lu mel noonu la mais au lieu mu nekk forme bu ronde day nekk bu rectangulaire par exemple moom lañ leen indil tey lii nag moo ciy dem dinañ soxla comme on l'a dit ndawal mu nekk man viande hachée laa yore dinañ soxla aussi suñu ay épices donc yor nañ fi tuuti poobar xorom ak levure nutritionnelle yor nañ fi aussi ay laaj bi nga xam ne dañ ko dëbb ba pare ail en poudre oignon en poudre cumin ak tuuti kaani ak tuuti paprika yore fi aussi curcumin muy turmeric ñaari façon laa yore tey donc curcumin bi nga xam ne dañ ko fumer moom moo nekk nii moom moo nekk comme genre couleur bu orange bi ak curcumin normal pour ma mun a am ñaari goût yëpp ñu yor fi aussi ciboulette mooy maanaam kii bi nga xam ne dañ ko dagg bu wow bi la ku ko amul mun nga utiliser persil par exemple ñu am fi aussi ciboulette bu wow bi ak aussi ranch seasoning mooy benn boo xam ne pour kuy defar ranch la daal donc loolu aussi c'est optionnel ñu yore fi carotte loolu dinaa leen wax après nuñ koy doyee yore nañ fi aussi suñu gis ngeen fële ñu am fi ay poivron ak aussi kaani ñu yore aussi nen gis ngeen ñu am ñaari façon bu ñu baxal ak boo xam ne kenn defu ko dara donc boobu c'est juste pour mélanger ko ci ndawal li ñu daal di yore tamit fromage soble diw yor nañ fi aussi farine de coco ku nekk yow yaay xool lu la neex bu fekkee chapelure nga bëgg a utiliser chapelure su fekkee ni farine normale nga bëgg a utiliser wala fécule de maïs muy maïzena mun nga ko utiliser man bu coco bi laay jël parce que bëgguma def lu bari te aussi dama bëgg toujours sentir goût ndawal gi ñu yore fii aussi baby arugula ak baby spinach muy épinard ak arugula ñaar yooyu ay xeetu laitue lañu donc yooyu dinañ leen wax bu baax après suñ koy commencer laal lan moo nekk ci biir donc dafa am ay nutrition yu si ne mu nekk ay vitamines ak ay minéraux yi nga xam ne ñoo si nekk moo tax ma utiliser ko donc sans plus tarder duñu def rek lu dul ànd ak yéen ci waañ wi bismillah waaw gis ngeen kon nag comme liñ leen wax rek tey jii meatloaf bi ñuy defar nag dinañ ko boole ku mu neex nga boole ko ak purée de pomme de terre voilà donc ku nekk li ñuy wax meatloaf bi mun nga ko boole ak purée de pomme de terre muy mashed potato wala nga boole ko ak sauce bu la neex man tey jii xale yi liñ ma commandé moo nekkoon ma boole ko ak purée ak aussi tuuti gravy mooy maanaam sauce bi nga xamante ni day am goût sauce soble comme bi ñu defoon pratiquement bi ñuy defar neem yi ñu defaree woon ak steak yi yàggul dara donc noonu la ñuy jël même système boobu mais seulement bii mooy gën a dang tuuti te dinaa ci bàyyi tamit ay tuuti soble ñu nekk ci donc may togg soble bi ba mu ñor léegi nag li ñuy def mooy dañuy daal di ñëw étape bi c'est optionnel su la neexee nga def ko su la neexee nga daal di sauté daal di jël ingrédients yi may waaj a dëbb nii nga mélanger ko directement ci ndawal gi man nag li tax ma koy def mooy c'est parce que li ma ci ñëw def enfouré loolu bëgguma yeneen ingrédients yi di ko nëbb dama bëgg loolu nekk en valeur daal donc moo tax ma koy dëbb nii mais sinon rek ku ci enfouré wul dara mun nga ko jël yépp mixé ko ni ñu ko daggatee nii rek daal di mixé ak ndawal gi mu daal di jeex donc damay jël sama ay poivron gis nga ak kaani tuuti kaani laa jël donc daal di jël sama soble donc benn soble bi ñu fi amoon bi noonu dama ko daal di dagg diviser ko lenn li mooy dem ci sauce li leneen li mu dem ci kii bi ci meatloaf bi gis nga mun nañu wax ni quart bi lañ jël rek def ko ci kii bi ci meatloaf bi voilà donc bu ma defee nii ma daal di koy dëbb tuuti donc li ma soxla rek mooy yëf yi xaw a mokk purée wu noonu daal gis ngeen léegi fii nii maa ngi fi yore à peu près 1 kilo 200 wala 250 grammes laa fi yore daal donc ku nekk yow yaay xool quantité bi nga bëgg a defar léegi damay jël lii rek
daal di ko siy def. voilà gis ngeen léegi ñu def suñu laaj donc dañuy def laaj bu xaw a takku quand même daal di def suñu tuuti kaani beneen bi parce que kaani bi ñu yore bi dañuy ñaan rek ni saful yi ma si jotoon am saful donc mi ngi noonu léegi ñu jël suñu cumin def ku amul cumin mun nga ko bañ a def gis nga ñu jël suñu tuuti kii genre Cajun seasoning def si mooy dafay nekk kaani paprika ak genre poobar laaj yooyu noonu en poudre yi moom la ñuy mélanger ak tuuti sel gis nga ñu jël suñu oignon en poudre def suñu ciboulette yi nga xamante ni dafa wow ñu def ko ku ko amul mun nga jël oignon vert nga daggate ko nga def ko soo amul oignon vert boo amee persil tamit mun nga ko fejet gis nga ma jël aussi defoon naa si tamit suñu kii bi turmeric bi nga xamante ni muy curcumin bi nga xam ne dañ ko fumer ma def aussi curcumin normal mi ngi nii gis nga ma daal di jël tuuti si paprika bi def si pour couleur toujours jël ail en poudre def ñu jël suñu ranch bi daal di koy def gis nga mi ngi nii léegi ñu daal di ñëw pour def kii bi yeneen épices yi donc gis ngeen ñu daal di def tuuti levure nutritionnelle moom tamit dafa optionnel gis nga ma daal di def aussi poivre du ma def lu bari voilà léegi ma ñëw def tuuti sel léegi nag damay jéem a mélanger yëpp avant ma siy def kii bi farine bi te gis ngeen liquide bi si nekk nii du ma si nekk di si inquiété wu parce que farine de coco bi laa siy def moom dina ko téye mais su fekkoon ni defuma si farine de coco kii bi soble bi dama koy daal di ŋàcc tuuti ba nga xam ne liquide bi dina si nekk mais farine de coco bi moom comme moom lépp luy liquide da koy guux comme éponge donc moo tax du ma fi nekk di si kii di si inquiété wu wala di si attardé wu noonu. voilà gis ngeen comme rek booy defar boulette rek nu ñuy def noonu même étape yi la ñuy def. voilà gis ngeen nen bi nga xam ne kenn togg ko lii moo taxoon ma jël ko parce que moom dama koy boole si mélange bi comme defuma chapelure ak yooyu il faut ma jouer si loo xamante ni dina ma teel kii bi ndawal li ba nga xamante ni buñ koy togg du tas mbaa mu ubbeeku donc damay ñëw def benn nen léegi ma daal di koy mélanger su ma paree nii bu yëpp incorporé woo si ndawal gi ma daal di door a jël nag léegi sama farine de coco bi def si tuuti rek xam naa ne ay ñaari kuddu wala benn genn wala ñaar daal laa si xalaat pour mu dem si parce que bëgguma moom mu kii mu ëpp doole ndawal gi si boppam daal ba nga xam ni moom rek ngay sentir déedéet bëgguma ko si sentir du tout gis nga léegi nag sama farine de coco ñëw gis nga kuddu bi ñuy lekkee rek laay jël ma def nii ñaar après bàyyi lii dina ma doy suffisamment gis ngeen léegi li ñuy def mooy fi mu nekk nii dañuy ñëw rek commencer assembler donc maa ngi doon préchauffer sama four à 400 degrés mooy environ 185 wala 180 degrés Celsius donc moom laa ko doon préchauffer léegi li may def mooy damay daal di jël kii bi fii laa ko nar a toggee parce que forme bii laa bëgg mu jël ku nekk forme bi nga bëgg bu fekkee ni amoo ko da nga koy def ci kaw benn plat boo xam ni day dugg ci four par exemple nga daal di koy defar ba mu jël forme rectangulaire par exemple nga dugal ko ci four bi te loolu du yàqu du def dara mais man lii pour mu gën a gaaw mais aussi dama koy utiliser pour conserver ko bu fekkee ni des na tamit donc damay ñëw rek daal di def tuuti diw tuuti rek bien que dañu wax ni du collègue yooyu mais toujours rek pour nga xamante ni pour lu ëpp sécurité dama ci diw tuuti diw gis nga nii recouvrer ko lépp gis nga du am sax luy des ci suuf après nag ma daal di jëlaat encore beneen précaution muy sama papier sulfurisé moom laa jël jiital ko ci suuf nga xam ni ndawal li day daal di tegu ci kawam moom supposons tey jii bu fekkoon ni par exemple du nar a des damay yëkkati affaire bi nii rek bu paree bu ko defee mu gën a neex a kii jëfandikoo daal donc damay daal di ñëw teg ko ci biir voilà gis ngeen nii feuille bi muy papier sulfurisé bi soo ko amul rek def ko directement ci yëf yi donc tey dinaa wan ñu bari
pour bu fekkee ni amoo four par exemple nan nga koy defee ci kaw gaz wala ci kaw fourneau chaque fois dama leen koy expliquer mais je pense que ni ñenn ñi duñ ko comprendre noonu donc tey dinañ def ñaari version yëpp loolu comme ça ngeen am une idée léegi nag ma daal di tibb ci ndawal gi gis nga bismillah daal di jiital ci suuf ku nekk yow yaa xool épaisseur bi nga bëgg bu fekkee ni da nga bëgg kii bu dëll mun nga ko yokk ak yooyu donc ñun dinañ def loo xamante ni dina nekk par exemple half inch mooy maanaam diggante kii bi trait bi nekk sa baaraam ak trait bu njëkk bi lu genn wàllam dinañ def lu doy noonu incha allah. ñu fexe rek ba côté yépp tolloo le plus possible lii su la neexee nga def ko ci papier di ko rouler affaire yooyu noonu mais loolu dafay xaw a bari liggéey te ñu bari buñ ko gisee rek dañuy daal di daw dañ naan lii dafa metti fekk loolu sax mettiwul booy xool moo gën a yombati encore mais il faut nga am kii volonté wu jël temps bi ngay def loolu donc foog ñu def loolu fi mu ne nii def nii nga xamante ni yëf yi dana toog doo rouler doo def dara après nag bu ko defee nga sawar léegi lii nag lu la neex ngay enfourrer ci biir lu la même bu fekkee ni da nga defar kii mashed potato mooy kii purée mun nga ko def ci biir enrouler ko ci biir tey jii wala nga def purée wu carotte wala purée patate douce lu la neex yow yaay xool rek li nga bëgg su la neexee nga bañ ci def dara léegi nag gis nga comme fii pare na damay daal di jël sama fromage ma lal ko ci suuf xam ngeen lu tax ma ciy def fromage waaye xale yi boo ko ci defee ak lu mu munti doon danañu kontaan di ko lekk di ci tëb di dal fekk yow xam nga bu baax lu tax nga def ko ci donc mu ngi nii ma jël nen yi nga xamante ni moom la ñu yore donc gis nga fii à peu près man si nu ma ko xoolee nii je pense que 4 nen moo koy enfourrer 4 nen dina jël kii bi yépp léegi nen bi mu ngi nii li may def mooy damay daal di jël côté bii nii mooy côté bu oblong ci nen ma daal di koy dagg fii tam ci ginnaaw ma dagg tuuti rek nii ba nga xamante ni nen yi dinañ mun a ñoom tegonte donc dama koy teg ci kaw fromage bi gis nga benn fromage kese laa jël ma dagg ko daal di koy xar ci digg bi donc lal ko moom moo ma jëlal longeuru kii bi togg bi ni pain bi donc noonu laay def donc gis nga 4 nen c'est bon baax na léegi gis nga léegi fi mu nekk nii bu defee nii man xam naa bu baax nen yi ban sens lañ nekkee donc nii la su ma koy dagg nii laa koy daggee côté kii horizontal au lieu de kii vertical au lieu de horizontal nii léegi ma daal di jël beneen fromage aussi gis nga benn rek laay jëlaat benn ma daal di koy xar donc gis nga fromage bi moom soxlawul lu bari toq nga ci soxla ki ko bëggul wala mu lactose intolerant mun na ko bàyyi ma daal di koy teg nii ci kaw léegi daal di jëlaat encore gis nga ndawal li muy viande hachée bi ñu dëbboon bi ma def ko nii ci kawam fexe nag léegi mu couvrir mbir mi ci boppam soo gisee bu njëkk bi ma koy tàccal njëkk c'est parce que bëgguma yëf ya rëcc gis nga ma daal di gaawantu gaaw def rebord yi nga xam ne damay téye lépp ci biir donc lenn du déborder fenn gis nga léegi su ma ñëwee ba def nii nag léegi ba nga xam ni yépp nekk nañu en place ma door a commencer nag def di façonner nag ni ma bëgg gis nga voilà gis ngeen fii li ma def nii mooy damay jël sama kuddu wala quinoa wala loo am rek loo xam ni moom nga utiliser mun nga ko utiliser ma jël ginnaaw gi di ko ci raatale nii raison pour laquelle ma def ko mooy lii dina ma permettre par exemple ma xam épaisseur bi mais aussi su fekkee am na loo xamante ni par exemple am na foo xam ne ndawal gi bariwu fa bay laal nen yeeg yooyu dinaa ko mun a sentir nga xam ne dinaa fa mun a dolliwaat tuuti ndawal encore ak côté esthétique bi tamit donc ñaar yépp la lay defaral gis nga
donc nii laay jël rek daal di koy enfourrer du ma ko tëj du ma ko def dara nii laa koy dugalee rek def ko ci four bi pour quelque chose comme 30 à 40 minutes ma commencé di xool nag léegi fu mu toll ku nekk rek ça dépend ci sa four rek nu mu tàngee nu mu four yi dañuy gën a tàngante donc ñu daal di def loolu après ñëwaat ak yéen incha allah pour wan leen deuxième façon bi nga xam ne moom la ñuy ñëw defar. voilà gis ngeen bii nag moom mooy bu ndaw bi. bu ndaw bi nga xamante ni damay defar nii pour wan leen par exemple ki nga xam ne amul four nu muy def moom damay defar nii rek bu ndaw parce que ci cin bi ma koy def bii moo ci nekk bii moo ci xaj donc damay daal di ñëw rek moom ñëw directement daal di jiital ndawal gi ci suuf gis ngeen comme niñ defaree woon rek bu njëkk bi gis nga bii beneen façon laa koy def léegi ma daal di ñëw damay jël sama arugula ak baby spinach bi ma def ko donc arugula li ma ci doon wax mooy moo nekk nii sax xaaral ma wan leen ko voilà donc gis nga green boo am rek lépp loo xam ne comme lu mel ni ay salade ak affaire yu mel noonu lu couleur bi di gën a verte comme li ma leen di wax tout le temps rek couleur bi verte bi lu muy gën di foncé lu muy gën a verte muy ci légumes wala ci laitue yi lu verte bi gën a foncé yëf yi di gën a am plus de vitamines ak plus de minéraux donc muy lan arugula ak épinard nañu commencer par arugula li mu yor ci ay njëriñ pour doomu aadama kenn mënu koo wax donc dafa baax ci yaxi doomu aadama baax na aussi daf lay tax ngay boo koy lekk da ngay rester hydraté maanaam doo ñàkk ndox daal sa yaram du ñàkk ndox donc day aussi dimbali ci affaire inflammation maanaam comme tey jii nga gaañu woon ay néeweek yu mel noonu dina ci dimbali bu baax a baax dina aussi dimbali pour détoxifier sa yaram ak lu nekk ci yow daal donc maanaam yenn kii yi nga xam ne bokkul ci sa yaram dina ko génnee bu baax a baax dina la protéger aussi ci bu fekkee ni comme par exemple ngay jëm mag di xaw a mel ni kuy fàtte ay affaire xam nga léeg-léeg nga def fenn lenn daal di xaw a fàtte yooyu donc dafay dimbali la ci sa cognitive abilities maanaam sa xel day màcc daal ba léegi boo ko continuer di lekk moom aussi comme li ñuy wax rek yore na vitamine ak ay minéraux donc ay vitamine A K calcium ak yu demee ni ki noonu quant à bu fekkee épinard nag moom épinard moom dafa complet donc moom lépp la yore li nga xamante ni moom la arugula am mais aussi teg ci potassium teg ci magnésium teg ci aussi ay manganèse ay fer ak yu demee ni ki noonu donc moom dafa daal di rek maanaam complet rek loolu la def léegi li ñuy def nii pour wan leen nag léegi damay daal di jël mbir mi def ci tuuti huile d'olive su la neexee nga sauté ko pour laxal ko tuuti mais man loolu yëpp duma ci fekk tey incha allah daal di jël tuuti sama levure nutritionnelle tuuti poivre dama koy assaisonner pour jox ko tamit tuuti goût parce que moom noonu kese da ngay waaru daal ñu bari duñ ko bëgg a lekk parce que déjà dafa xaw a am kii bi épinard kii bi arugula bi dafa xaw a am comme goût lu am poobar dafay xaw a épicé tuuti donc man loolu moo ma ci neex nag quand même ñenn ñi xëy na loolu xaw leen ci dàq tuuti donc su ma defee nii gis nga plus nga koy kii nga def ci huile yeeg yooyu mu koy laxal ma daal di ñëw jël comme d'habitude comme bëgg naa gone yi laal ci donc sama naxukaay mbaa ngi nii ma def ci fromage ma daal di jël gis nga lii nii rek daggate ko ci biir donc parce que bëgguma sànni lu ndaw lii nii ci des gis nga ma daal di koy def nii daal di jël mbir mi def ko ci digg bi fexe mu nekk ci digg bi parce que dama bëgg après su ma ko xaree mu nekk ci biir di feeñ ak réer ak a feeñ noonu gis nga parce que buy togg après day daal di dellu comme boo toggoon tey ji bisaab nii booy baxal bisaab ak yooyu ni muy def noonu moom aussi même chose lay def gis nga su ma defee nii ba fexe ba mu deñ ci rebord yi ma daal di jël ndawal gi teg ci côté yi moom aussi gis nga ba lépp nëbbu ci biir gis nga ma daal di jële ci kudd bi maasale encore gis nga bii laay def ci kaw gaz bi gis nga mu taxaw nii di ma xaar ma defaat ci une deuxième version voilà gis ngeen deuxième version bi maanaam troisième sax laa war a wax mi ngi nii gis nga dama jël ndawal gi daal di koy teg gis nga léegi
bi ma paree damay daal di jël gis nga suñu carottes yi ngeen gisoon ci début bi dama koo râpé gis nga su ko defee ma jël ko teg ko ci digg bi sauté wu ma ko assaisonné wu ma ko defuma ci dara nii rek laa koy defee ci digg bi ku mu neex nga assaisonné gis nga su ma defee nii fexe rek na nekk ci digg bi rek man war naa ci mënoon dolli fromage sax man dama koo fàtte léegi nag ma daal di jël restant ndawal gi teg ci kaw nii ak ci rebord yi fexe nag mbir mi tëju gis nga mu jël rek comme forme mburu nu muy mel rek voilà donc ñu duñ def rek lu dul daal di dem ci gaz bi comme ça ñu wan leen par exemple bii nii nuñ koy defaree daal incha allah. voilà gis nga li ma leen waxoon bu fekkee amoo four système bi may def nii pour ku amul four la mun nga ko def ci sa kaw këriñ ci sa kaw gaz wala ci sa kaw matt lu la neex léegi dama jël benn cin boo xam ni defuma ci dara ma daal di jël da ngay xool rek weñ xeer wala bu fekkee ni amoo loolu yëpp boo amee par exemple suuf mu leer na ni yow après booy génnee yëf yi di nga def attention ba sa lekk bi du xajam mun nga ko def wala nga jël xoromu doom bi wala xorom bu mokk bu ci nekk nga jiital ko ci taat bi nii bu ko defee li may def nii mën nga ko def mais man damay jël par exemple lenn rek loo xam ne weñ la loo xam ne dina xaw a tegu ci kaw nii tuuti gis nga ma daal di koy jël teg bi nga xam ne dama ko teg ci cin bi gis nga bi ma ko ubbee sànq dama ko fàtte woon ñëw xool mu daal di def ndox donc dee leen ko xool quoi moo tax ma daal di dindi gis nga ndox bi ma ci defoon dama ko dindi carrément léegi def affaire bi ci biir ci kaw cin bi directement gis nga ndox bi ci nekk nii après day dem ba deñ daal donc c'est pas méchant moom day deñ après léegi nii bu ko defee affaire yi continuer di togg moo tax ma daal di ciy def sopalin bi wala ku amul sopalin nga utiliser sa torchon daal di koy teg nii wàññi vapeur bi nga xam ne li ci nekk moom dafay évaporer ba jeex tàkk donc dañ koy bàyyiwaat yeneen 15 minutes après ñu ñëwaat ak yéen xool nu mu demee. gis ngeen léegi meatloaf bi nga xam ne dañ dugaloon ci four bi moom pare na fi mu nekk nii dañ ko dagg gis nga mu ngi amee jus ak yépp laa lay wax nii donc boo ko génnee ci four bi bu ko dagg automatiquement bàyyi ko mu reposer 10 à 15 minutes bu ko defee nga xam ne jus bi yépp day desaat ci biir sinon bu tàngee nga génnee ko rek nga daal di koy dagg rek jus bi day génn yépp bu ko defee meatloaf bi day daal di maanaam day wow du am benn caf ko daal ndax kii bi dootul nekkati loo xam ne nooy na te neex na ci lekk aussi gis nga dañuy dagg rek dem. donc instant bi dama leen di conseiller ngeen wut paaka bu xaw a ñaw quand même boo xam ni yow doo fa nekk di taxawaalu da ngay ñëw rek dagg voilà donc mu ngi nii dañ koy daal di def nii léegi def ko ci benn plat après ñëw wan leen nuñ koy agencé ak yooyu incha allah. kon nag mbokk jullit yi mbokk taalibe yi ak képp ku nga xam ne rek yaay safoo bernde seen émission mi ngi woon nii tey ñu indiloon li ñuy wax meatloaf donc meatloaf bi maanaam mu nekk yàpp boo xamante ne dañ ci def ay tuuti luñ ci enfouré muy stuffing donc ñu defaloon leen ñetti version benn bi moo nekkoon bi nga xam ne day dugg ci four bi ñu defoon ñaar yu ndaw yi nga xam ni moom mooy tegu ci cin bi donc gis nga li four mën rek cin mën na ko aussi donc ñu daal di koy boole woon ak tuuti suñu cauliflower purée mu nekk suñu mashed potato bi nga xamante ne muy purée de chou-fleur voilà daal di def aussi gravy bi nga xam ne moom moo ànd ak moom donc mu nekk sauce soble boo xam ne après ci fin bi dañ ci def tuuti crème boole woon ko aussi ak salade baa ngi nii donc j'espère que di ngeen ko essayer tey nag émission bi ñu ngi koy jox soxna Nabou Silla di ko jox soxna Xarjata Ba di ko jox aussi soxna Diop Salimata di ko jox Yacine Boub di ko jox Fatima Nour ak sëñ Ibrahima Kebe ci Touba di ko jox aussi Naya Diallo yéen ñëpp ñu ngi leen koy jox ak képp rek koo xam ne yaa ngi safoo bernde di leen wax ni vraiment ñu ngi leen di jaajëfal ci gunge bi ngeen ñu doon gunge comme ni ngeen ko tàmm di defee saa su ne di leen jox dig daje ba beneen yoon di leen wax asalaamaaleykum wa rahmatullah غير